waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yeeg xarit yu seetaan da leen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës di li askan wi di waxtaanee gouvernement bu bees bu Mahammed Boun Abdallah Dionne lu toll ci juróom-ñetti nit dugg nañ nekk ay jëwriñ ñoom ba ñuy dugg seen naataango ña ngay génn bokk na ci ñuy dugg Aminata Angélique Manga Ndeye Saly Diop Dieng ak ñeneen ca yooyu jamono itam ñu jox koo xam ne xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu wi Mbaye Sidi Mbaye joxe na ci xalaatam Cheikh Tidiane Dione moo xëyoon seeti ko beneen kàngam bokk ak ñun plateau bi di Maurice Soudieck Dione docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. may fàttali ne docteur en sciences politiques la nekk itam jàngalekat enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu diwaanu Ndar ci kanam tuuti moom daañu waxtaanee lu jëm ci remaniement boobu lee ñu def ak itam jëwriñ ñi nga xam ne tabb nañ ko fa poste yi ak lu ni mel ca yooyee jamono ay jege ñaale Khalifa Sall ay ndaw lañu door nañu ab xiifal boobee lañ ci jublu mbokk yi nee ñu jot na ñu bàyyi Khalifa Sall mi nga xam ne moom mooy seen jiit tax anam yi ñu ko jàppee yooyee anam lañu nanguwul ba tax na ñu daal di def ab xiifal gis ngeen jamono ji itam jee yaa ngi bari ci réew yi taw yu bari dëkk yi daanu bokk na ci la mu jaxaw fële ca Sierra Leone loolee tax na itam rédaction bi def ab gëstu borom xam-xam yi ne Sénégal muccagut lu jëm ci wàllum changement climatique bi bu yeboo ñu gën leen cee ñaax ndaxte loraanga yi ñëw bari nañu lool tàggat yaram afro basket bi Sénégal séq ak réewum Tunisie moom la ñuy waxtaane ay waxtu dong jot ñu door ko ñuy tàggat taskatu xibaar yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu basket ak lu ni mel ci kanam tuuti daan ci ñëw mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxee lu tuuti ñu faram fàcce. mbokk yi bisimilah xibaaru diggu bëccëg gi ni ñu ko junjee la ñu koy dooree gouvernement bu bees bu Mahammed Boun Abdallah Dionne juróom-ñetti nit dugg nañ ci ñooñee nag xamewuñ leen woon lu jëm ci liggéey ci wàllum nguur gi ak lu ni mel ñeneen itam des nañ ca gouvernement ba tey waaye lañ leen joxoon ci ay ndombal tànk dañu ko suppi jox ko ñeneen duñ ci sori Ibou Diouf lañ ci àndal mu tënkal ñu ko. ci gouvernement bu Sénégal bi ñu tàbb démb. am na ay ministre yu bëri yuy doog a def seen dugg am na tamit ñoo xamante ne rek dañu changer ay portefeuille bokk na si ñooñee nga xam ne yees nañu ci wàllu portefeuille ministériel kii di Ismaïla Madior Fall nekk professeur de droit agrégé des universités nekkoon tamit conseil spécial chef de l'État doon saytu lépp lu aju ci affaire juridique kooke nag la ñu jox lii du ministère de la justice mu nekk constitutionnaliste jamono ji mu nar a saytu lépp lu aju ci wàllu garde des Sceaux ministre de la justice mu wuutu fa kii di Sidiki Kaba moom mi la ñu tàbb ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Abdou Latif Coulibaly dellu siwaat ci gouvernement bi mu ngi yor jamono ji ministère de la culture mu ñu def ministère plan Abdoulaye Diop moom mi fi nekkoon directeur général du COSEC moom am na promotion gannaaw bu mu duggee ci gouvernement bu yees bi moom ñu denk ko poste ministre de l'emploi journaliste Aminata Angélique Manga bi ñu xamoon ci RTS jamono ji ministre la ñu denk ko lépp lu aju ci wàllu économie solidaire ak microfinance ki ñu duppee Ndeye Saly Diop Dieng ak Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop ñoom tamit ñu yees lañu ñooñee ñu jox ku ci nekk bokk na ci ministère de la femme et de la famille et du genre ak ministère de la bonne gouvernance Aïssatou Sophie Gladima moom nekkoon na ministre ci nguuru Abdoulaye Wade jamono ji ñëwaat na ci gouvernement bu Macky Sall ñu dénk ko lépp lu aju ci wàllu mine ak géologie moom mi leen mine bu baax a baax wàllu administration ndax jot na fi jiite ay agence ak i direction Mame Thierno Dieng la ñu dénk ministère de l'environnement moom mi la nag dañu jot na professeur la médecin dermatologue mu wutu fa Abdoulaye Bibi Baldé bi nga xam ne jamono ji moom la ñu dénk wàllu communication poste TIC ak télécommunication ñooñee bokk ci seen ñëwaat fës lool ci gouvernement Mahammed Boun Abdallah Dionne bi ñu doog a tàbb. Ibou Diouf jërëjëf ñu ñëw ci suñu gan Maurice Soudieck Dione dégg nga gëstu bi démb ba tey itam ñu ngi koy waxtaanee d'abord ban jàngat ngay am ci remaniement bi ndax xalaatoon nga ni poste yu bëri ñu bëri danañ ko changer nii. waaw dama yaakaar ne ci remaniement bi dama gisoon ne rek président de la République dina def ay coppite waaye du doon ay coppite yu am doole ndax comme ni nga ko xamee moom moo am majorité ci élection législative yi lim bi gën a takku ci député Benno Bokk Yaakaar moo ko am kon gisuma woon lu war a tax ñu bouleverser maanaam ñu jaxasewaat équipe gouvernementale bi te booy xool li
li ñu takkale ak élection 2019 yi bareetul. donc ci diggante diir boobu boo fi bëggee sampaat équipe bu bees pour nit ñi xamante waat miinaat liggéey bi. dafay doon loo xam ne du doon lu gën. ndax président de la république ñi nga xam ne xam na leen dénk na leen. déjà ñooñu ak équipe premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. ñoo gënoon a mën a liggéey continuer liggéey bi ñu sumb. ngir réalisation yi gën a mën a fës. voilà ministre yi sax wax nga ko ñu bëri dañoo soobu woon ci législative yi ku ci mel ni Amadou Ba finance ba mu yoroon jugu fa ku nekk gis na itam ne ni mu gagné ci Parcelles Assainies ndax jàppoon ni benn instant coïncidence la wala dafa jëwriñ président de la république ci xalaatam dafa gis ne ñi nga xam ne liggéey nañ ci législative yi ñu bëri ñu bàyyi leen fa ñu nekk. waaw dama yaakaar ne ñu ci mel ni Amadou Ba économie ak finance dafa nekk loo xam ne mooy mën nañ wax ne mooy xolu nguur gi. ndax lu am solo la kon ki ñu fay teg war na doon koo xam ne mën na liggéey bi ba noppi président am na ci moom confiance. et puis aussi jaxasoo bu ëpp bi daal maanaam jël tey ñu teg kii suba ñu tabb kële. loolu mën na gàllankoor liggéey bi nga xam ne mooy liggéey gouvernement bi. kon da nga jàpp ne daal mënoon nañu bàyyi Mohamed Boun Abdallah Dionne mu liggéey ak équipe bi mu yoroon. mënoon nañ ko def mais li président def ni aussi dañu gis ne dafa dugalaat yenn politiciens yi ñi nga xam ne woon peut-être ñi ngi woon ci biir wante soobuwuñu woon bu baax ci langue politique bi. daf leen dal di génne jël ñeneen ñoo xam ne dugal na leen ñooñu gënoon na fës ci seen engagement politique. loolu aussi beneen jàngat la bu ñu mën a am. ci gouvernement bi. oui entrée maanaam juróom-ñett ñu nekk ay jëwriñ bokk na ca professeur Ismaïla Madior Fall ñu dénk ko lu jëm ci wàllum justice jëlee ko ci Sidiki Kaba ak yu ni mel loolu itam ndax yeneen ko doon xaar. loolu xëy na xaaruñu ko woon wante justice bi daal xam nañ ne bëri woon na ay coow bëri woon nañ ay sikk sàkk daanaka daal yaakaar gisoon nañ ne daal ni muy doxee waroon nañ ko mën a gën a jubanti ba nga xam ne dina du doon du jeng ndax justice dafa am lu dafa nekk lu am solo ci am réew. ndax booy xool justice mooy tax ni nga xam ne moom la ñu sekk di jëflante saa su ne ak ci fànn bu nekk bu fekkee dafa am ay gàllankoor. ñu mën ko teg ci dëgg ak ci yoon. ba ku nekk li nga xam ne mooy sa ak sa yelleef ñu jox la ko ba mu mat sëkk. kon justice bu fekkente ne dañu jàpp ne dafa am ku ma am ndey wala dafa am ku ma amul ndey. dafa am justice bi moomul boppam ni mu waree woon moom boppam ngir doxal yoon. donc loolu dafay jaxase dafay ëlëm. xelu sénégalais yi. kon loolu amoon na ba tax na buñ fi jëlee ab jëwriñ ci justice andi keneen. xëy na nit ñi dinañu am njott bu rafet ne justice bi dina gën a dox nu mu gën a rafete kon am ngeen njott bu rafet ne justice bi dina gën a dox. waa njott rek lañ ci am. wante dañu xaar bu xam ni nga xamante ne moom lañ koy doxalee ñu soog ci mën a joxe xalaat. kon docteur doguma la kon est-ce que jàppoo ne askan wi ñu bëri dañu jàpp ne Maître Sidiki Kaba amaana politique daf ci am loo xam ne ay lënt la loolu moo tax ñu changé ko. waaw du ma wax ne président moo xam lan moo tax mu changé mais ñun daal li ñu mën a. mais yéen ban jàngat ngeen li ñu mën a jàngat bi ñu mën a am ci li ñu gis. mooy daal justice bi nuru woon na lool lu jeng. waaw loolu nag justice bi daal gis nañ ne amoon na ay rëq-rëq ci moomeel gu mu war a moom boppam ba nga xam ne day doxal yoon doxal boo xam ne day mucc ayib. d'accord bu weesoo justice bi itam gisoon nañ lu jëm ci wàllum ministère de l'intérieur législative yi coow li bëri woon na moom it Abdoulaye Daouda Diallo jël nañu lu jëm ci liñ ko joxoon ci intérieur ndax itam dafa jàpp ne fa justice bi sooxee itam noonu la intérieur amoon lu mu sooxee. waaw intérieur mën nañ ne ñaari pàcc la li nga xam ne ci waaru kaaraange gi la. xëy na foofu ministre bi am na liggéey bu takku bu mu fa def. justice intérieur aussi ministère de souveraineté la maanaam ministère bu am doole la. ci nguur gi. kon bu fekkente ne président de la république moom la ndeyu saatu réew mi may mu tabb ki nga xam ne moom la wóolu. war nañ koo nangul sañ-sañ boobu. wante organiser ay élection war nañu fexe ba nga xam ne dinañ ko teg ci anam yoo xam ne day mucc ayib ñëpp mun cee ànd ndax gis nañ ne Abdoulaye Daouda Diallo bi mu organiser élection yi am na ci ay rëq-rëq yu bëri mel na ni Sénégal dafa dellu ginnaaw ci wàllu démocratie ba ci ñaar fukki at ak lu topp ci gannaaw ndax daf ñu fàttale élection 1996 yi élection locale ya amoon ci at moomee te mu amoon ay rëq-rëq yu bëri boo opposition bi jóge fa dal di sos li ñu doon wax collectif des 19 di laaj
président Diouf mu taxawal lu ñu naan observatoire national des CENI. président Diouf dal di ne CENI xëy na du mun a am ndax parti socialiste àndu ci woon. mu dal di sos observatoire national des élections. ba noppi tabb ministre de l'intérieur boo xam ne farul ci benn parti. léegi nag bu fekkente ne ministère de l'intérieur ministère de souveraineté le président foog mu tabb fa koo xam ne am na ci moom kóolute lu xel mën a nangu la wante élection yi dañ ko war a génne créer benn ministère des élections boo xam ne du jote dara ak ministère de l'intérieur ba nga xam ne dañ koy dénk koo xam ne dafay tëdd njaaxaanaay ba pare dafay nekk koo xam ne dina mën a teg élection yi ci yoon bu ko defee loolu mooy andi dal ak jàmm ci réew mi. maanaam daal benn ministre boo xam ne dafay neutre. ministre bu neutre koo xam ne farul fenn apolitique bokkul. apolitique koo xam ne ñëpp ànd nañ ne kii daal bu doxalee élection yi dina ko jaarale ci yoon ndax confiance bu amatul ci diggante ñi nga xam ne ñoo sekk jongante bi dafay yee fitna ci réew mi te comme niñ ko xamee woon ci niñ ko gisee woon ci 1988 ak violence yi fi amoon 1993 bi ñu boomee koo xam ne dafa nekkoon àttekat bu mag ca conseil constitutionnel donc loolu yëpp fitna la woon boo xam ne baaxul ci am réew te daf ñu delloo gannaaw te kon war nañu xool lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu jongante bi ñu def ko ba nga xam ne ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp ku ne la nga am la askan bi jagleel ñu jox la ko ba mu mot. may fàttali ne ganu xibaaru diggu bëccëg yi mooy Maurice Soudieck Dione docteur en sciences politiques enseignant chercheur ca université Gaston Berger bu Ndar beneen ministère clé docteur Maurice mooy lu jëm ci wàllum santé Awa Marie Coll Seck ku nekk xam na ne li jëm ci wàllum santé mi ngi ci doon liggéey moom it ñu jëlee ko fa ñu bëri ne liggéeyam tamit amoon na ay wax rawatina machine thérapie beeg li fi xewoon ci njal bi ndax jàpp nga ne itam loolu yëpp la ñu boole wala rek itam ñu jox ko koo xam ne ñu bëri nee nañu lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram kenn xamewu ko ci woon muy Abdoulaye Diouf Sarr. waaw xam nga ministre nekkul ne lañ koy dénk war na ci am xam-xam. ministre bi am na ay collaborateurs am na ay techniciens ci ministère bi moom dafa war a wone xel ak xarañ ak fulla ak fayda. kon doguma la du forcé nga nekk médecin wala lu ni mel. déedéet na yow li muy laaj daal mooy xam-xam am na benn boroom xam-xam bu ne la culture c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié maanaam culture xam-xam xel mooy li nga xam ne bu ñu génnee li nga jàng yëpp loolu mooy des ki nga xam ne li mu jàng rek la xam kooku amul xam-xam donc ki am xam-xam mooy ki nga xam ne problème bu ñu ko posé dana mun a dawal xelam ba andi ci ay saafara waaw kon ministre du aaju ne dafa war a nekk systématiquement un technicien mais un coordonnateur un animateur la un initiateur et un manager. D'accord donc lu jëm ci wàllum santé bi du mën nañu wax ne jafe-jafe itam amoon na fi. waaw jafe-jafe yi amoon nañu wante amoon na te loolu dafay sensible xam nga santé machine thérapie. loolu dafay joxe une mauvaise image du régime maanaam dafay gàkkal nataalu nguur gi. parce que wér-gu-yaram dafa doon lu am solo ci am réew. xëy na loolu tax na wante it xëy na li nga xam ne ki yoroon ministère de la santé kenn xamewu ko ci engagement politique. loolu aussi xëy na mën na expliquer. ñu jox ko Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne jëwriñ la boo xam ne am na yitte am na pas-pas. buñ ko dénkee xëy na dana ko mën doxal. mu ngoog dañuy desandi ak sunu gan wéyal itam xibaaru diggu bëccëg gi jees ba tey ci wàllum remaniement bi ak niñ ko waxee woon gouvernement bi Mahammed Boun Abdallah Dionne jiite lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay ministre lañu lu jëm nag ci poste secrétaire d'État jëlee nañ ko fi Mansour Sy Viviane Bampassi ak Awa Marie Coll Seck nañ ko waxee bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo deñ Maimouna Ndiaye lañ ci àndal ak Younous Diatta ñu dellu siwaat ci. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur. gannaaw ay waxtu xaar bi yàggoon loolu Mahammed Boun Abdallah Dionne ak ñi mu àndal fësal gouvernement bu bees bi biñ ko tënkee fanweer ak juróom-ñeenti ministre yoo xam ni juróom-ñett ya ay soxna lañu. président nag dafa am nu mu dégloo réew mi gouvernement bu bees bi mu andi ay ordre yum ñu jox bi ci njëkk mooy. nañu liggéey pour yokk liggéey bi nga xam ne moom la xale yi soxla emploi président génne ministère bu bees tax boo xam ne loolu rek mooy nekk incha allah liggéeyam ci réew mi muy xëy bi nga xam ne moom la ñu war a liggéey ak secteur privé bi ñi nga xam ne ñoo ngi ci artisanat bi wala nekk ci ay entreprise am seeni usine nan la gouvernement bi di liggéey ak ñoom pour
lu mu gën a gaaw xëy mi yokku ci réew mi. ku ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo Mame Mbaye Niang Maître Sidiki Kaba ñoom ñooñu dañoo jóge fa ñu nekkoon premier ministre bi ci nii mu fësal liggéey bu bees bi leen di xaar. président pour liggéey bi gën a tar dafa defar ministère yeneen yu bees yoo xam ne ministère boo xam ne plein financement jigéen yi lay toppatoo ministère plein boo xam ne xale yi lay toppatoo ministère boo xam ne it lépp lu jëm ci famille ak jigéen nga xam ne stratégie globale bi kooku it am na lu mu ci teg. bu loolu passé bari na secteur yoo xam ne avant liggéey bi ni mu doon doxee baax na mais président bëgg na liggéey bi gën a baax lu mel ne tourisme président ne lépp loo xam ne muy tooli courant yi jógee ci jant bi lépp loo xam ne énergie la mbiru énergie ak pétrole président def ko ministère à part. gis-gis bu bees ku ci ne ñu am luñ la sas mu mel ni ñu ngi waajal xaar te 2019 ak nag beneen tëralin ak yeneen pexe yu ñu nas. Maimouna jërëjëf docteur ñoo ko gisandoo 39 ministres fanweer ak juróom-ñeent ci sa xalaat bari na bariwul. waaw mën nañ wax ne bare na ndax boo jëlee ay réew yu mag yu mel ne France wala États-Unis réew yuy dox la ñëpp d'accord nañ ne ay réew yu développé la réew yoo xam ne seen koom-koom takku na te amuñu limu ministre bu yem ni lim bi ñu am te ñu doon ay réew mu ndóol wante mën nañu gisit ne xëy na ni ñu tabbee gouvernement dafay laaj ay équilibre yu bëri ndax gox yi goxaan yi waaso yi diine yi loolu yëpp dafay andi ay équilibre pour que ñëpp mun a gis seen bopp ci gouvernement bi xëy na loolu aussi bokk na ci li nga xam ne ñun mooy suñu spécificité maanaam mooy li nga xam ne moo fi am te xëy na duñ ko gis feneen kon loolu it mot na bàyyi xel leneen itam gis nañ ko poste secrétaire d'État dañ ko génnee. waaw secrétaire d'État yi ñoom ñoo nekk léegi les ministres délégués booy xool maanaam dañ am na benn ministre plein boo xam ne dañ koy tabbal benn naataango benn jëwriñ joo xam ne ci kilifteefam lay wéyee muy doxal benn pàcc ci liggéey biñ ko sant. d'accord docteur Maurice itam wax nga ko sànq ne nga am na réew yoo xam ne ñooñu gën a sori ci développement amuñu limu ministre yu toll ni ñun ñu am ko te nekk pays en voie de développement ndax loolu itam du andi déception ci askan bi ndax dañu jàpp ne ñoom ci seen gis-gis ne rupture bi ñu yaakaaroon amul. waaw loolu dëgg la mën nañ ko gisee noonu waaye it teg gouvernement boo xam ne ñëpp danañ ci gis seen bopp loolu lu am solo la. te booy xool loolu moo tax yenn réew yi Sénégal ak yeneen réew. am li ñu naan stabilité boobu nag lu am solo la am na benn borom xam-xam bu mag bu ñu naan Jean-François Bayard. da doon wax ne mooy li muy woowee l'assimilation réciproque des élites maanaam dañu jël ñëpp ñi nga xam ne ay kàngam lañu wala ay ñu ràññale ci réew mi bokk ci ay waaso yu wute wala ci ay gox yu wute ñu jël leen dugal leen ci gouvernement bu ko defee ñëpp dinañ mën a gis seen bopp ci kuréel bi yaakaar naa ne loolu it lu mot a sàmm la. mu ngoog juróom-ñaari ministre ñoom ñoo génn wax nañ ko sànq bokk na ca Marie Coll Seck ak itam Mankeur Ndiaye Viviane Laure Bampassi ak Mansour Sy rédaction bu télévision Futur Média dem seeti itam keneen koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu wi Mbaye Sidi Mbaye la jàngalekat la dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. gouvernement bu bees ñu daal di koy samp juróom-ñaar ci ay ministres yoo xam ne bokkoon nañ ci bu njëkk ba ñoom ñëwatuñu Mbaye Sidi Mbaye di càmbar. aw Marie Coll Seck xalaatuma woon que moom dana dem sauf su fekkee moom dafa bëgg a dem. yàgg na si trop et qui connaît tous les rouages de la santé daf ko miin bi mu jógee fii Sénégal xaw na nekk patron Organisation mondiale de la santé. Il y a Mansour Sy. C'est l'éthique de gauche. Un patron de gauche du dem jël appareil d'État génn xañ ko koo xam ne militant la cadre la non parce que moom liñ ko sant dëgg mooy surveiller par thème massifier par thème et cetera jox ko aura.
formateur ca CESTI kii di Mbaye Sidi Mbaye moom mu ngi jéem a xool lan moo tax ñooñu bokkatuñ ci gouvernement bi mu jàpp ne am na ñoo xam ne ay erreur moo leen indi lii. Kër dafa wax ci kaw ne président yi bëgg def 3e mandat duñ ko soutenir il a dit ñëpp dégg ko Alpha Condé mer tontu ko ci kaw ne ko du yow yaa ñu koy wax bi ñagas na bon mais amul suite parce que bi mu waxee loolu Mankeur tontuwu ko est-ce que loolu moo tax ñu dindi ko parce que mooy représentant wu Sénégal à l'étranger partout moo yor suñu diplomatie xëy na mën na nekk. ñeenteelu gouvernement gannaaw bi kii di président Macky Sall jiite réew mi ni ko alxames gii lañ ko doon samp lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay membres daal di ciy bokk waaye beneen seetlu bi moom mooy lii di suppression secrétaire généraux yi ci biir gouvernement bi. Tidiane John jërëjëf gis nañu itam ni ko professeur Mbaye Sidi Mbaye waxee sànq nga wax ci bu jëm ci Awa Marie Coll Seck kon jaruñu ci dellu si waat mais itam docteur fii dialogue social bi toll ñu ko doon xaar itam ñu bëri jàppoon nañ ne président dina xaw a gën a yaatal buntu yi ñoo xam ne dañu nekk ci wàllum kujje gi ñëw bokk ci gouvernement bi. waaw yaakaar naa ne loolu sax du loo xam ne lu ñu rafetlu la ci démocratie. parce que démocratie majorité buy doxal la ak kujje guy ŋàññi. bu ñu génnee ci loolu dafay nuroo ay baara yogoo. président de la république moo gagné ci élection yi ci résultat yi loolu lañu mën a jàpp moo am lim bi gën a mag ci ay député assemblée nationale kon moom moo war a doxal réew mi. léegi opposition bi nag ñoom seen taxawaay mooy ñoom it ñu fexe bu liggéey wax ak askan wi. ba nga xam ne dinañu mën a tasaare seen i mbëbët ak seen programme. ba askan wi xëy na jox leen baat. askan wi jox leen baat gis nañu itam laaj bu mujj bi rek ki nga xam ne mooy Mahammed Boun Abdallah Dionne bi muy wax sànq ak élément bi ci Maymouna Ndiaye def mi ngi dellu siwaat ci ministère yi nga xam ne dañ koo gën a dëgëralaat ndax jàpp nga ni itam dige yi mu doon wax lu jëm ci wàllum financement emploi ak niñ gën a dëgëraatale ministères yi fii ak 2019 jéego yu ñu mën a ràññee mën na ci am ndax élection présidentielle ñëw na ba noppi. waaw mën nañu ko jël ci ñaari fànn benn fànn bi mooy li ñu war a moytu mooy ñu politiquer ko maanaam ku far ak ñun ñu financé la ku farul ak ñun ñu bañ la financé. waaw loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne du nekk luy jëriñ réew mi. te ñi ëpp ci sénégalais yi nekkuñu ci parti yi. ñu ngi toog seen kër yore seen carte di xaar te ay nit ñu yeewu lañu. waaw mu ngoog Maurice Soudieck Dione maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf mu ngoog may fàttali ne docteur en sciences politiques la enseignant chercheur à l'université Gaston Berger ñu koy jaajëfal ci saa yu nu ko woowee mu wuy suñu ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi jàll ci leneen ak ndaw yi nga xam ne dañoo ànd ak Khalifa Sall tàmbali nañu ab xiifal ba lañ ci jublu nee ñu lenn dong la ñu bàyyi Khalifa Sall te itam bañuñ ci dara lekk moom duñu ko def tànk bàyyiwuñu Khalifa Sall di sa frère ak Mar Dieng lañ ci àndal. ginnaaw ay marche ay sitting ak ay déclaration militant Khalifa Sall yi tàmbali nañu ab grève de la faim juróom benn weer ginnaaw ba ñu tëjee maire de Dakar jeunes yi bokk initiative 2017 di alerter askan wi ci ki ñu jàpp ne ab otage politique la ci grève de la faim bi nag lañ ci jublu mooy teg pression nguur gi ngir Khalifa Sall am liberté. action bu spontanée yu jeunes yu pro Khalifa yi ginnaaw yu jigéen ñi ak ñeneen banqaasu mouvement bi fi mu toll nii nag ñaar fukki militant ak lu teg rek ñoo tàmbalee gum grève de la faim bi. waaye pas-pas gu mat sëkk la ñu àndal juróom-ñaari fan ci weeru mars 2017 juróom-ñaari fan ci weeru septembre 2017 muy juróom benn maire yoo nga xam ne maire de Dakar ñoo ngi ko tëj fee sa kasop Rebeuss ay partisans di yuuxu ab détenu politique grève de la faim bi nag ñoom nee nañu duñ ko dakkal fii ak Khalifa Sall génnul ci kaso boobee.
di sapera ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci leneen muy front anti CFA bi ñu fas yéene taxawal ngir daal di sàkku Kémi Séba dikkaat fii ci réewum Sénégal loolu nag ñu ngi ko jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar bi ñu nekk ñu ne nag xew-xew bi daañu ko amalee ca place de l'Obélisque ñoom itam la ñu bëgg rek nee ñu daal dañoo bëgg kii di Kémi Séba ñu bàyyi ko mu dikkaat fii ci Sénégal Mame Biram Diouf lañ ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. Kémi Séba jëlee ko ci Sénégal yóbbu ko ci réew France kii di Tchad mi nga xam ne nag dañ ko jàppoon sax démb ci aéroport ndax mu doon ñaawul loole gannaaw bañ ko bàyyee ci guddi gi moom ak Guy Marius Sagna jàpp na ne nag kii di Kémi Séba amul leen lu mu def lu dëppul ak yoon. naka la Kémi Séba mu ne nekk menace ci réew mi yorul armée yorul militaire xëccoowul nguur jaxasewul musul sànni xeer musul taal ci mbedd mi lu dul rek. wax opinion ak xamal africain yi li mu xalaat ci franc CFA mu bokk kook ñëpp ñu bëri bokk kook man mii bokk kook yeneen i ndaw ci ne franc CFA du dara lu dul yàq li africain yi seen yelleef ak seen àq ak seen moomeel seen bopp. Il est arrivé en France ce matin, il nous a appelé. Kémi Séba agsi na tey ci suba ca Paris déggante nañ moom sax mu ngi ci jàmm waaye xam nga ñun ñi nekk fii njabootam it dañoo jaaxle ndax xam nga it ay doomam da leen bàyyi fii te ñu bëgg mu dellusi. Nous sommes au Sénégal et nous sommes dans notre pays. Didier Awadi mi ñëw nag ngir jàppale famille bi ak it ñi di amal xeex gi nee na du ci dellu gannaaw. massawu organisation massawu ñëpp di fi teew massawu Afrique parce que li xew Sénégal teg nañu gàcce ñun Sénégal teg nañu gàcce parce que dàq na africain boo xam ne da doon xalaat pour bànneexu bépp africain. CFA monnaie bi France ko créé depuis colonisation CFA ngi fi est-ce que France dina nangu moom monnaie ñu koy defaree Allemagne moo ko occupé woon est-ce que moom dana nangu mu am xaalisam ñu denc ko Allemagne tey. am na nag manifestation yu bëri ñu na ma amal ci réew mi bokk na ci fukk fan ak juróom-benn ci weeru septembre ndaje gañ yi wote ca place de l'Obélisque. franc CFA dañ koy waaj a dévaluer maanaam dañuy waaj a wàññiwaat dooleem ku doon fayeeku fukki junni juróomi junni lay doon la doon jar juróomi junni day jar bu boobaa. ñu wax ci beneen xew-xew muy aj Makka gi ak ujaaj yi di ay doomu Sénégal yu jànkonteek ay jafe-jafe fële ca diwaanu Munna bokk na ca la ko waral ñàkk fu ñu nekk ba daanaka dañuy toltolaan jafe-jafe yooyu nag ñu ngi koy dund ñu ngi sàkk ci njiit yi rawatina ñu dénk boobile liggéey ñu jàppale leen Ajaratu Ngone Ngom la ñuy fekk Makkatal Mukarram mu ànd ak Alaaji Maxtaar Bey. fan gannaaw Munna xel yi mel ne lu ñu màndargaal ngir lañu fa dund. toilette yi mel na noo xam ne vraiment kenn mënu ko imaginer tant que demoo ba foofu parce que dañ fay dund loo xam ne naar yi dañ fay fóot comprendre nga di fa tuur ndox def fa noo xamante di weer ci biir duus yi di dem toilette fu leen neexee da ngay génn ni ci bunt bi jàkkaarloog naar yi mu am xet goo xamante ne nii kenn mënu koo imaginer tant que demoo ba foofu. dëgg la aj dafa ànd ak coono. parce que ki yàlla yónni woon aussi daf ko doon def ak difficulté mais difficulté ya mu amoon ci dans les 500 ans bokkul ak difficulté 1400 et quelques années après difficulté yi ñu mën a éviter la. tant yu xat ci tàngaay wu tar coono feeñ ak 5 days yi. 3 ak 4 jours ñu indi nit lekk te doo ko laal boo tijjee sa bool doo def lu dul sànni ko te du benn nit du ñaari nit ay poubelle ni ñu koy indee maanaam daf mel ni noonu rek dañ koy jëlee sànni te loolu wax dëgg yàlla ku bëgg a jaamu yàlla si ni nga ko bëggee nga amoo loo lekk naanoo loolu wax dëgg yàlla metti na ma seetlu mooy surtout toilettes yi. à 2 ou 3 4 reprises da ngay gis ay mag yi nga xam ne rang bi day metti si ñoom torop surtout les diabétiques man gis naa ci mais di nga xam ne ngeen baal ma dañuy taxaw. ba dañuy sonn mujj toog def tuur ndox ci suuf loolu wax dëgg yàlla rafetul am na ci ki nga xam ne man dama ko gis maa mujj jël sama kol muur ko. am na guddi goo xam ne man bureau 31 bi ma nekk pèlerin yi si guddi gi dañoo tëdd lekkuñu sa suba sa ndekki amul man ñetti fan laa waroon def Munna mais dama obligé wax samay pèlerin man leen condition yii ñu nekkee kenn mënu fay def ñetti fan ñaari fan lañ fa def ñu ñibbisi donc amoon na jafe-jafe mais jafe-jafe yi du si voyage si moo ko indi. déedéet mu assasa la ñu jox suñu xaalis mu assasa moo waroon a respecté contrat am moom moo respecté wul contrat am. loolu ngay gis noonu foofu rek nga ko gis amul ci yeneen kaay et puis tente yi climatisation bi baaxul nit ñi tëdd ci condition ñëw jël nit dëkk ko à 2 kilomètres
de la Kaaba 52 degré nañ leen contrôler. Arafat Tane ndem ba ñeenti waxtu rombee am faloo naan jafe na loolu oustaz Mor Thiam ak i gaawam fu ñu fatu woon la ñu tegul bët. yow baare wuñ circulation bi ne oto du jógee mun na ñëw fii man mi bokk naa ci ñooñu xam ne ñi may àndal AMS Post dama ànd ak ñoom ñëw amuñu tànt bu ñu leen dalal il a fallu ñu ñaxtu ñëw taxaw tali bi baare ko mu tawif bi mënoo koo gis ay nit yoo xamante ne bii mënuñu régler dara mu am. ci jàngat El Hadj Demba Taw jiite kuréelu privé ak Pala Mbengue jàpp ni jubbanti gi Ndakaaru la war a dooree. 1121.5 yi nañu bàyyi voyage te mu koy viréel boppam directement ci compte IBANam mais double emploi boobu day tardel visa. 285 organisations. Moi, je trouve que ça, c'est énorme. Et il y a des associations qui sont but à non lucratif, des fonctionnaires de l'État, des këru diine. Donc, yooyu tant que génnuñu ko ci pèlerinage bi dem fenn. bu des nag li ñu war a waxante ak naar yi di leen wax ni mettre leen suñuy audience dans les bonnes conditions. déglu critique yi ngir acc gu gën a yemb lii bokk na tey ci bépp mbébétu jàcc. Ajaratu Ngoné Ngom dañuy des ci wax joo jilee ak délégué général bu pèlerinage moom dellu si waat na ci jafe-jafe yi rawatina lu jëm ci wàllum dëkkuwaay nee na itam ñenn ci ujaat yi dañ leen a jox ay makkaan yooyee la ñu nangu wut a dem beneen jafe-jafe itam ñëwaat na ci muy ñam yooyee maanaam lekk yi ni jox ak itam nanu ko naqarloo ñu teewlu ko. li nga xam ne moom la ñu dëkkaloon tant yooyu le doyul pour mën a ëmb doomu sénégalais yépp yi nga xam ne dem nañu waaw bi ñu yegsee tamit jël nañu matuwaay yi nga xam ne war nañu ko jël li ñu njëkk a def moom mooy ñun tant yi nga xam ne moom la ñu joxoon pour ñu dëkk ci ñun waa délégation délégué général ak ñi nga xam ne ñoom la àndal tant yi nga xam ne moom la ñu joxoon missionnaires yi ànd ak délégué général pour ñu dëkk ci dañu wax ni bu kenn dëkk ci tant yi ñun nañu génn suñu tant ba nga xam ne doomu Sénégal yi dugg nañu ba noppi. moo tax ma yabal ay nit ñu jiitu ñu Arafat pour seet nu mu demee ñu ne yabal tamit bi ñu demee daal di gis ni effectivement foofu tant yi doyul ba pare sax defar gi demeegul noonu ndox maag courant bi dikkagul ñu taxaw ci nag ba ñu yokk tant yi indi ndox mi indi courant bi bale foofu ba mu set wecc. bi ñu ma njëkkee wax wàllu restauration dafa am ñoo xamante ni seen reer dikkagul ñu mer ma ni délégué général adjoint jógal nga dem foofu nga ànd ak consul ngeen dem xool lan moo fa nekk ngeen wutal ko saafara. ci ëllëg sa mu am ñeneen ñoo xam ne dañu wax ni li ñu leen toggal baaxul ba pare jiiñ ko délégation générale. les 9500 yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci privé bi leen indi moo leen war a jox lekk ñoom signé nañu seeni contrat ak ñi leen war a jox lekk gañ leen jox bu neexul bu baaxul am nañu sañ-sañu ni ñu koy defee saa su nekk suñu amee problème ñëw ci délégation am nañu sañ-sañu ñëw ci délégué général wax ko ni ko ñun suñu fournisseur respecté wul contrat délégué général comme moo njaboote ñëpp jóg wax pour que fournisseur bi def li nga xam ne moom la war a defal parce que ñun. ngeen ko xewoon ci boppu xibaar yi changement climatique ak jéye ja muy andi gis ngeen ko réew yu bari bokk na ca Sierra Leone amoon nañu ay jafe-jafe ndox mu baree bari wàlliyaan sa ba indi ci ay jafe-jafe loolu itam ne ñu Sénégal béboo mu xam ne muccagu ci ndaxte fi mu ne ni dañoo toll ci loo xam ne alom gi day soppiku ak itam li nu wër lañ ca bëgg rek ne ñu fexe ba tàggat leen doomu Sénégal yi ci du jëm ci wàllum changement climatique Aminata Mbaxe Sow taseek ak ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu wi ñu teewlu. ay taw yu bëri yu ànd ak ngelaw gu bëri doole loolee bëri na luñ koy nemmeeku fan yi ca États-Unis ci Europe wala sax fii ci Afrique ouragan Irma mooy bi mujjee am fi mu toll nii ca Île-de-France ay nit daal di ciy faatu waaye tamit yàqu-yàqu yu bëri. moo tax temps yi boo xoolee di nga ni booy xool lu bëri li xewoon Sierra Leone temps yi ci ginnaaw Sénégal sax am na lu xewoon Linguère temps yi ci ginnaaw au mois d'août li xewoon ni amoon nañu précipitation 216 millimètres loo xam ni gëj nañ ko am bu dee mës nañ ko am sax ci Linguère donc léegi phénomène day gën a augmenté tax changement climatique loolu day gën a ñëw donc fi bàyyul kenn. ñii seen xam-xam màcc ci wàllu météo jàpp ne mbir yooyu lépp nag li ko waral mooy réchauffement
changement climatique bi maanaam pollution bi moo ëpp doole léegi ci planète bi. benn dëkk mucc ci benn dëkk bu nekk ak say tolof am na dëkk yoo xam ni dañuy toog ba saaga daal am décor bu yàgg toog am décor bu yàgg am dëkk yoo xam dañuy am phénomène yoo xam taw yu bëree bëri la ñu am dënnu yi di gën a yokk am na pays yoo xam dañuy am ay tàngoor muy gën a bëri Sénégal ci la bokk coppite li koy xewal mooy tàngoor bi lu mu gën a tàng muy gën a am ngelaw li di gën a yóbbu ay vapeur d'eau ñaan cóola ci kaw muy def ay nuages di gën a violent ñaan cycle de l'eau bi day augmenté. fii ci Sénégal ñii di yëngatu ci wàllu météo ñu ne ñu ngi liggéey ngir gën a xamle askan wi ci bépp changement climatique bu mën a am fii ci sunu réew. géej gi supposé ñun nappkat dañuy liggéey ak ñoom yéen wax naan géej gi dafa sàmmaraax bu leen dem ci géej baykat yi aussi bu ñu waree bay ñu wax leen attention am nay taw yu fort yu mel noonu donc yooyu lañu wax protection ñu système d'alerte précoce la ñu war a mettre en place gën ko dooleel ba nit ñi aussi mën a xam ni kat en tout cas suba yaakaar nañu am taw bu rëy boo xam ni mën naa ay tolof ku nekk jël sa matuwaay ba fexe ba au moins buy ñëw tamit fekk jël nga sa matuwaay ba au moins ñoo ngi bakkee ni Sénégal nag ni yeneen réew yi li ni mel mën ni fay am waaye ñu jàpp ne dañoo war a gën a gindi askan wi su ko defee ñu changer seen comportement ba lu ni mel bañ fee am. Aminata Mbaare Sow jërëjëf tàggat yaram benn ponk la ak afro basket ci wàllu góor ñi Sénégal séq ak réewum Tunisie fas yéene ko amal ay waxtu dong moo ci des fi mu ne nii ñu ngi ci ay waajtaaye lu jëm ci ANPS di kuréel gi nga xam ne moom moo yëngatu ci wàllum presse sportive bi di tàggat ñoo xam ne ay taskatu xibaar lañ ci itam naka la ñuy bindeek naka la ñuy jotee xibaar yi ba mën koo jotale askan wi ci nu mu gën a leeree Cheikh Tidiane Dione Abdoulaye Diallo. ab document bu 74 pages ay vidéo illustrative yuy wone nit ñi defee lii di basket ak tamit nees jàppee règlement bu bees bi nga xam moom nañu taxawal fii nii nag ci Sénégal daanaka mun nañu benn session de formation lañ amal ngir daal ñu mën a comprendre règlement yu bees yooyu. événement bi dafa mag afro basket événement bu mag la journaliste yi dañ koy couvrir te dañu war a am ay connaissances la ñuy couvrir parce que nit ki mënu ndettali loo xamul. te 14 millions de Sénégalais yi nga xaar journalistes yi li fi xew ñu xam lan la léegi journalistes yi tamit il faut ñu am ay tuuti outils looloo tax ANPS jël d'abord Mamadou Diouf bu di expert di journaliste comme ñun di expert ci basket pour mu daal di wax ak journalistes yi nan la ñuy couvrir événement bu mag lu mel ni basket. mbiru technique tactique journalistes yi am ci une idée naam mënuñu xam sax lépp waaye lu ci gën a am solo mooy arbitre yi football ñëpp xam règlement bi mais basket ñu bëri xamuñu règlement bi. pour journaliste consultant expert du basket Mamadou Diouf moom dafa gis ne li ëpp solo moom mooy statistique ci wàllum basket. da nga war a couvrir discipline aussi war nga xam histoire am war nga xam palmarès am war nga xam ñi ciy jouer war nga xam acteurs yi donc war nga xam connaissance su discipline connaissance boobu nag moo lay permettre nga ciy wax valablement parce que nit ki bu fekkee dafa nekk ci dara daf ci war a waxam daf ci war a nekk autorité pour mu nekk ci autorité daf koy xam boobu nag lañ doon insister pour journalistes yi di leen wax ne nii ngeen war a couvrir basket nag boo koy couvrir dafa am avant pendant ak après compétition bala ñoo commencé am na noo ci war a waxee bu ñu commencé am na noo ci war a waxee bu jeexee tam am na noo ci war a waxee. daanaka ay waxtu rek moom moo des afro basket bi ñu daal di koy door fii nii ci réew mi acteuru basket yi ñoom ne dañoo fas yéene bëgg séddoo lii di seen expérience technique ci wàllum basket. Cheikh Tidiane Dione ñu lay sant di la gërëm yegg si nañ ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf aaya ba daanu na bal ba tàkk na tani jë wasaana gouvernement bu bees bu Macky Sall bi taxaw na bi leen l'observateur président Macky Sall équipe bu fanweeri ministre ak juróom-ñeent la tànn am na ca ñeenti ministre délégué juróom-ñetti ministre yu jigéen ak juróom-ñetti ministre yu yees juróom-ñetti ministre yu yees ñeent ña ay jigéen lañu ñeent ña ay góor lañu ministre yu yees yéenekaay bi nañu Ndeye Saly Diop Dieng la di jabaru Pape Dieng ma jiite woon Senelec te jiite jamono ji su ne woor Aïssatou Sophie Gladima Sibi Aminata Angélique Manga Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop Ismaïla Madior Fall Samba Sy Mame Thierno Dieng Abdoulaye Diop ak Abdoulatif Coulibaly am na ci juróomi ministre yu ñu tëbal Mankeur Ndiaye ma ne woon ministre affaires étrangères tëbal nañu ko Awa Marie Coll Seck tëbal nañu ko Khadim Diop tëbal nañu ko Youssou Touré tëbal nañu ko Viviane Bamba Sy tëbal nañu ko secrétaire d'État yi woon ci gouvernement bi it ñëpp la ñu tëbal Abdoulaye Daouda Diallo mi ne woon ministre intérieur te opposition bi ne woon na fi jóg yéenekaay bi nee nañu Macky Sall jëlee na ko fi yóbbu ko ministère des transports jël intérieur ga mu yoroon jox ko Aly Ngouille Ndiaye
Aly Ngouille Ndiaye la mu yoroon di ministère industrie ñu jox ko Moustapha Diop ministre intérieur bu bees bi di Aly Ngouille Ndiaye wax ñu ci xët mu njëkk l'Observateur li ko président Macky Sall wax ba mu koy consulter ak di ko dénk intérieur Rewmi Quotidien nañu ndawlu salfaañoo chamboulement total moo am ci gouvernement Dionne 2 bi fanweeri ministre ak juróom-ñeent ñoo ca nekk ci ñooñee juróom-ñett ay jigéen lañu am na ci fukki ministre ak ñett yoo xam ne li ñu yoroon ci gouvernement bi weesu loolee la ñu leen joxaat pétrole bi journal bi nañu dañu ko wutal ministère boppam secrétaire d'État amatul ci gouvernement bi anki dina kay nañu en tout cas li fi jon nag Macky Sall teg bari na ay jugal fii nga toog dem toog yi fële may kii mu toog fii maanaam li ñu naan ci tubaab jeu de chaise musicale Abdoulaye Daouda Diallo ma ne woon intérieur ma nga léegi infrastructure Sidiki Kaba ma ne woon justice ñu yóbbu ko affaire étrangère Diouf Sarr jël santé Awa Marie Coll Seck dellu cekkeen Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur Le Quotidien nañu président Macky Sall équipe maanaam gouvernement bu ko mën a may mu gagné présidentielle 2019 yu loolee la teg ministère intérieur Abdoulaye Daouda Diallo dem na Aly Ngouille Ndiaye ñëw na Ismaïla Madior Fall jël justice maître Sidiki Kaba gàcco diplomatie gi Awa Marie Coll Seck mi yoroon wér gi wëri leneen Sud Quotidien nañu Dionne 2 mu di gouvernement bi ñu taxawal démb yitteem moo di waajal présidentielle 2019 yi ña ca nekk journal Les Échos xëy leen tudde ay combattant ministre yi ñu dàqe ci gouvernement bi yéenekaay bi nañu laata ñuy siiwal liste bu bees bi ca la ñu leen woo ne leen président nee na merci sant na leen gërëm na leen waaye ànd bi fii lay yem waa PIT ministre bi ñu amoon ci gouvernement bi mu di Mansour Sy dañu koo génnee dugal keneen ku ñu naan Samba Sy mooy ministre fonction publique gouvernement bu bees bi Vox Populi am ci nattak takk ci wàllu lim chiffre clé gouvernement bi fanweeri ministre ak juróom-ñeent ñoo ci nekk di 39 ministres 8 départ 8 nouveaux ak 8 femmes dàq gi ñu dàq Awa Marie Coll Seck ak Mankeur Ndiaye Vox nañu loolee moo gën a doon betteel direct info nañu Macky Sall ak gouvernement bu yees bi mu taxawal démb defu ci dara lu dul tuba yi bàyyi jagal xotti fii taf fii te fen du ca jekk dañoo jël yu màgget ak yu yàgg ngir bëgg cee defar yu yees Mame Thierno Dieng mi ñu def ministre environnement yéenekaay bi nañu ab médecin la ab docteur la ab dermatologue la mooy docteur spécial bu xalif général des mourides moom docteur boobee moom la ñu yóbbu environnement libération xëy ñu andil ay mbóot mu di secret yi am ci gouvernement bu Dionne 2 bi Mankeur Ndiaye ak Awa Marie Coll Seck manque d'engagement moo leen fi jëlee Thérèse Faye Diouf moom ba mu déggee ne Pape Gorgui Ndong def nañu ko ministre de la jeunesse te moom kenn defoo ko tus ca la jàmmam jeexee dafa mer bu fut ba mu jaral ko sax mu démissionné ca COJER ga mu jiite woon ndax nee na du nangu di tëyal kenn ab geenam muy fecc nañu basket ji ak afro basket ci wàllu góor ñi ñu war a door ci Ndakaaru L'Observateur nañu tey ji la afro basket bi Sénégal ak Tunisie di organiser tey ji la ñu koy door ci Ndakaaru Sénégal di ca fexe nu mu amee juróom-benneelu tiitaram la Sénégal nañu Sénégal Afrique du Sud lay njëkk a laaleel loolee tey ji ci ngoon la. Mohamed Ndiaye fii itam tani ji wasaana fi mbokk yi sant leen gërëm leen ci teewlu bi ak safo bi rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla ci yeneen jitaayu xibaar ñu yendu jàmm aljuma mubarak